télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi la ca gën a fës bokk na ci woppi Covid 19 ji ak bilan bi ñu am tey jile mu di nit koo xamante ne ji dégguñu ne ñàkk na bakkanam ci coronavirus bi ci 24 heures yi ñu génn loolu mooy bilan tey bi dégg nañu it juróom-ñeenti cas yoo xamante ne ji kon jot nañu ko ca amee li muy firndeel moo di woppi coronavirus mi ngi dellu gannaaw ci réew mi li ko mën a maye nag maanaam anam yu ñu koy xeexee ak taxawaay bi ñu ci am bokk na ci di jur yi résultat ay semaine ginnaaw coowal trafic faux passeport diplomatique yi ñu doon dégg fële ci assemblée nationale député yéen ciy tudd di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ba léegi kon gisaguñu kenn ci ñoom kuñ ca convoqué tey jii bu ñu demoon ba wool leen ngir enquête bi ndax dañuy jëfandikoo ci seen immunité parlementaire loolee maître Ousmane Seye indi na ci ay tontu des na ko déglu ci biir xibaaru timis yi. Banque mondiale dakkal publication bu rapport Doing Business loolee tey jii ci kon alxames la ñu ko xamle fukki fan ak juróom-benn ci weeru sattumbar ci communiqué. li tax bokk na daal ci li nga xamante ne ji moo di ay rëq-rëq yooyu nemmeeku nañ ko ci ba tax ñu dellu ca gannaaw wàllu tàggat yaram Afro Basket 2021 gaynde Sénégal yu jigéen yi ca Cameroun tey jii kon daje nañu ak ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo di waa Égypte daan leen 78 ci 63 waaye nag terewul ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi gis ne gaynde Sénégal yu jigéen yi ci Afro Basket bi am na yenn jooyandi yoo xamante ne ji war nañu koo def ci anam yu ñuy baskete Cheikh Sadibou Diarra di ñu ci indi ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taa xelu ñu faram-fàcceel leen ko. delluwaat li nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore ko ak lu ñeel tolluwaayu coronavirus bi 24 heures yi ñu génn dégguñu kenn kook ñàkk na ci bakkanam li ñu am ci cas coronavirus bilan bi nee na mi ngi toll ci juróom-ñeent loole nag li muy wane moo di wopp ji mi ngi dellu gannaaw ci réew mi li ko maye bokk na ci pexe yu am doole yoo xam ne teg nañu ko ngir xeex ko coronavirus bi reportage Mamadou Fall. CTI yi mel ni kenn newatu fa troisième vague bi mu mel nii daal nañ koy maîtriser fi ci Abass Ndao benn nit newatul ci biir CTI yi lii nag di daal di dëggal ak li nga xam te ni mooy wàññeeku kaawu Covid 19 yi. Ces derniers mois, comme vous avez constaté, la prévalence a nettement diminué. Donc ça fait presque une semaine nous n'avons plus de cas de Covid en Abass Ndao. vaccin yoo xam ne am nañ fi mu toll nii vaccin yi am na. loolu mooy le premier rôle ba nga xam ne am na ci solo beneen bi mooy population yi ñëpp gis nañ ne population yi dañoo jël maintenant xeex bi def seen xeex léegi takk masque bi léegi dafa nekk ci mbedd bi comme loo xam ne pour ñoom lu normal la loolu lu ñu sant yàlla la. nemmeeku ñu faatu diirub ñaari fan juróom-ñeent dong la ñu enregistré ci benn bés mu doon lu njëkk nag ci jamonoy ñetteelu wàgg gi stratégie sanitaire bu Sénégal ñu ne moo defi effet. su fekkee ne dañu jël 100% mën nañ ci dugal 80 yëpp ñi nga xamante ne waa ministère de la santé ndax fexe nañu ba Sénégal ci gis-gisu son excellence monsieur le président de la République dem nañu ba wuti ay vaccin. taxawaayu nit ñi moo am solo lool ci xeex mbas mi. ku nekk téye fi nga téye jàpp ne tant que Covid bi mi ngi am ci àdduna kenn muccul mais mën nga mucc bu fekkente ne li nga war def nga ko. wàññeeku cas Covid 19 yi nemmeeku nañ ko wante loolee warul tax rek ñu bank suñuy yoxo. fii la ñu war a gën a takku fii la ñu war a gën a respecter mesures barrières yi di raxas suñu loxo ak saabu balaa ñu koy teg suñu gémmiñ suñu bakken ak suñu bët ba pare wala tamit ñu jël gel hydroalcoolique di ko def suñu di ko raxas suñu loxo di takk masque nag suñu dem ci mbooloo suñu doonee ñett rek nañuy takk masque donc loolu day bokk ci loo xamante ne dinañ tax troisième vague bi jeex mais dinañu aaru tamit ci quatrième vague. fàttali ni Covid 19 bi faat na ci lu ëpp. junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukki doomu aadama juróom-ñaar fukk ak ñetti junni juróom-benni téeméer ak juróom fukk ak ñeent kon jot nañu am doomu jàngoro ji 1 million ak ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñoo vacciné wu ñu ne nag faw ñu boole suñuy doole ngir kon daan wopp gi ba faw.
suñum réew di Sénégal li mu yittewoo ci garab di médicament téeméer boo ca jël juróom-ñeent fukk yi bitim réew lay jóge maanaam 90% yi ci gàttal at mu yàlla sàkk réew mi dina ñàkk lu jege téeméeri milliards ak juróom fukk ci njëndum garab ngir loolee dakk nag li koy mën a maye mooy industrie pharmaceutique bi Sénégal ñu daal di koy dooleel loole kon moo waral ndaje mi nga xamante ne ji amaloon nañ ko ndajeem waxtaan jëm ci seet nees koy jukkeewaat bëggoon koo tegaat ci yoon ci ñi séq woowile wàll doon ko waxtaane mu doonoon ci teewaayu Fat Bintou Konté. ci atum 2020 li nga xam ne moom moo di situation industrie pharmaceutique au Sénégal taxu koo demee noonu fii lii entreprise yu bëri dañoo tëjoon. jamono dafa dox Sénégal ci réewu àdduna yi bokk ci réew yi nga xam ne tey mbas mi laal na leen waaye tamit bokk ci dëkk yi nga xam ne ci wàllu paju lu bëri ci wàllu garab yi ñuy jëfandikoo dañ koy jëlee bitim réew. ba tax ni nag jamono ji ñu toll faaw nag ñu créé li nga xam ne moom moo di sécurité pharmaceutique ndax bu ñu xoolee fii ci Sénégal lu toll ci 150 milliards. ñu ngi koy jéegaane ci wàllu médicament. bu ñu ko xoolee tey Sénégal téeméer ak juróom fukk ci ay milliards lay jënd ci ay garab at mu jot ñu ne nag comme am nañ ñu am xam-xam bi am nañ ay investisseurs yoo xamante ne ci wàllu koom-koom bëgg nañ ci dugg ñun ñu xool nu ñuy defaree suñu doxalin organiser ko ba Sénégal di mën a defar ay garabam ni ñu ko daan defee ci at yu njëkk yi. ngir nag am li nga xam ne moom la ñuy wax souveraineté pharmaceutique faaw nag ñu impliqué ci ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur privé yi ndax nguur gi ba muy taxawal li nga xam ne moom moo di PAP 2A mu di relance économique am bile dafa inscrire woon industrie pharmaceutique ci li nga xam ne moom moo jëm ci priorité am. damay fàttali ne ci wàllu PAP 2A bi secteur wér-gu-yaram ak pharmacie ñoo nekk ñeenteel ci wàllu investissement ci suñu réew liñ ci waajal sax mooy junni milliards ci suñuy koppar mu doon 7% ci volume investissement yépp yoo xamante ne dañ ko jagleel PAP 2A bi. tey nag ñu amaloon réunion bu mag boo xam ni dina leen jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci industrie pharmaceutique yi ngir mun a nag jeexal li nga xam ne moom la ñuy wax vulnérabilité bi ñu am ci wàllu médicament. ba nga xam ne tey jii ñu ngi am taxawaay bu mat sëkk dajale partenaires yi dajale acteurs yi pharmaciens yi industriels yi bu ko defee ñu mën a waxtaan ba nga xam ne li ñu dal ci mbas mi bañati te dal réew ñu bëri bañatuñu dal maanaam ñu fexe ba am suñu industrie pharmaceutique ba nga xam ne garab bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp garab boo xamante ne tamit vaccin bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp. pandémie bi nga xam ne moom moo di Covid 19 àdduna bi dafa mujjoon a jaxasoo lu golo xam bootee doomam ba tax ni assises yi nga xam ne moom la ñu jëmale ci wàllum pharmacie dina permettre askan wi gën a mën a jot ci li nga xam ne moom moo di garab. coowal trafic passeport diplomatique doon lool ñi ngi koy waxtaanee boobee ba léegi ci réew mi di ca tudd ay député ñaar ci ñoom nekk ci assemblée nationale di député Boubacar Biaye ak député El Hadji Mamadou Sall ba léegi déggaguñu ñu am lante ak yoon tekk googee jaaxal ñu bari tey bu ñu demoon ba wóol leen ngirub enquête ndax ñoom ñaari député yi dinañ mën a jëfandir ci seen immunité parlementaire di mbelaanum kiirlay ma ñu amee ci assemblée nationale loolee laaj nañu ko ku ci am xam-xam di maître Ousmane Seye indi na ci ay tontu reportage Marcel Farba Maroun. coowalu trafic passeport diplomatique mi yëngal assemblée nationale mi ngi daal di wëy waaye taxul ñu tàmbali enquête ginnaaw ba ñu tuumalee ñaari député Benno Bokk Yaakaar yi di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall loolu waral ñenn ñi di laaj ngir ñu gaawal mbir yi. dañu fàttali ne muy Khalifa Sall muy Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp bañ fi amee ay problème ak justice assemblée nationale daf ci taxaw nu mu gën a gaawee pour ñu yëkkati seen immunité parlementaire donc bu jotee tey ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar. ñu tudd leen ci li nga xam ne ay ñaawteef yoo xam ne ba tey ñu xaar ne preuve yi gën a fës dañu war a fexe procédure bi gaaw parce que bu ñu ko deful dafay indi jeex ci sénégalais yi won ne tamit am na luy assemblée nationale di lax te foog naa ne assemblée nationale mooy deuxième institution de l'État. député nag avantage am bëri na te li ñuy wooyee immunité parlementaire bokk na ci waaye du nu mu ko neexee la koy jëfandikoo. immunité parlementaire boo koy wax ne dafay mel ne yoon warul mukk convoqué immunité député te levéwul immunité parlementaire yoon waxul loolu constitution bi moo prévoir immunité parlementaire dafa ne article 61 député bu nga xam ne dafa jël kaddu ci biir assemblée nationale di wax xalaatam kenn mënu ci koo topp te levéwul immunité parlementaire daal di ne député boo xam ne dafa wot ni mu wotee bu la neexee ak ni mu neexul yépp buñ ko ci bëggee topp kenn mënu ko ci topp ci nii la wotee wala nee la wotee parce que dafa am immunité parlementaire. léegi nag boo defee li ñuy wax flagrant délit jéye boo xam ne mu ngi ne fàng kenn du ko lam-laamee fekk nañ ci yow ay objet yoo xam ne c'est compromettant loo xam ne daal mënoo ko miin même bu fekkee ne député nga
munatoo wax ne dama am immunité parlementaire dañ la war a jàpp daal di la àtte ci jooni jooni. ginnaaw loolu ñenn ñi liggéey ci wàllu yoon di fàttali ne bu dee sax immunité parlementaire day protéger député enquêteurs yi ñuy waa police wala gendarmerie mën nañ leen déglu ñuy fàttali tamit ne rentrée parlementaire weeru octobre lay tàmbali. waxtaane wàllu politique ak élection locale yi ñuy dëdmal 2022 fële ci diwaanu Ziguinchor parti socialiste di parti bu am taxawaay ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom fedd nañu géew ber seen yéen bopp ci boobile diwaan fas yéene kon demal seen bopp ci yooyu les élections ñi ngi ko xamle ci janoo bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi ñu teewlu kàdduy porte-parole parti socialiste ci diwaanu Ziguinchor ñu déglu ko ak kii di Boubacar Diassi. ñun tënkuwuñ ci Benno Bokk Yaakaar waxuñ ne dañuy ànd ak Benno Bokk Yaakaar wala duñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar mais lu ñu intéressé mooy tëgg suñu coalition bi ku ñëw dañuy waxtaan ak yow mais ku ñëw aussi dañuy ànd ak ñu war a àndal dem ci élection yi jàpp nañ ne Benno Bokk Yaakaar moo ñu déterminé wala opposition moo ñu déterminé ñun c'est Ziguinchor qui nous intéresse par conséquent Benno Bokk Yaakaar bu dee am nañ lu ñuy ñëw fii ñu waxtaane ko duñu wala di fekki ku ñëw aussi nos portes sont ouvertes. On n'est pas avec le Benno, on n'est pas contre le Benno Bokk Yaakaar, on n'est pas avec l'opposition, on n'est pas contre l'opposition parce que fii am na ñu nekk ci kujje gi ñu ngi ak ñun am na ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ak ñun ñii fa lañ nekkoon mais dañ jàpp ne Benno Bokk Yaakaar léegi mouvance présidentielle élargie la te Ziguinchor fii la recomposition politique elle est donnée et par conséquent mun doon ay spectateurs ay acteurs lañ on va participer activement à ces élections locales pour se mesurer nous déterminer ku bëgg a ñëw nag nga ànd ak ñu ci xeex boobu ku ci mën a ànd ak ñun nga ànd ak ñun ku ci mën Banque mondiale jël na dogalub dakkal siiwal gi ñuy siiwal rapport Doing Business loolee ñi ngi ko xamle keroog fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar ci communiqué li tax ñu jël dogal boobu moo di daal dafa may rëq-rëq yuñ ci nimmiku moom la ñu bëgg a càmbar bu baax a baax ba xam rapport bi ñuy siiwal ci yenn anam la ñu koy siiwale ndax tege na ci yoon ak ndax la ñu cay wax dëgg-dëgg ma nga ca Alhassane Ba. ab xabaar la bi nga xamante ni bi mu jibee la wër àdduna banque mondiale jël dogal ne dafay dàkkal lépp lu jëm ci publier rapport Doing Business ab dogal bi nga xamante ni nag institution ba fare ca Bretton Woods jël na ko ginnaaw bi mu nemmee ko ay manipulation ci conclusion édition 2018 ak 2020 ay pression yu ñu nemmeeku ci yenn ci ay gouvernement ci yenn réew yi bëggoon rafetal seeni situation enquêtes yi ak audit yi ñu taxawaloon direction bi di joxoñ baaraamu tuuma réew yi ci mel ni Chine Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis ak Azerbaïdjan bu ñu sukkandikoo ci agence Ecofin conclusion yu tukkee ci enquête boobule mu ngi xamle ne ay membres yu bëri fare ca banque mondiale jot nañu ay pression ci réew yooyu ñu tudd léegi ngir ñu fexe ba manipuler données yi ñuy utiliser yu jëm ci rapport yi ab communiqué bi nga xamante ni nag ñu ngi ko publier ca Washington banque mondiale di xamle ne bi mu nemmee ko ay jalgati ci édition 2018 ak 2020 ci rapport Doing Business ci la direction bi jël dogal suspendre édition bi ci topp daal di tàmbali ay examen waaye itam ay audit rapport yi nga xamante ni weesu na ko rapport yi di xamle lu jëm ci wàllum éthique ci ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee maanaam ci biir institution bi ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi fa woon bokkoon ci conseil administrateur yi waaye itam ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci banque bi seen taxawaay jaarul yoon xabaar yooyu ak lépp li nga xamante ni jëm na ci lu tukkee examen ak audit yi tax na ba moom banque mondiale mu jël dogal ne dootul publier lépp li nga xamante ni dafa jëm ci rapport Doing Business mu ngi xamle ne nag dana jël ay pexe yu yees ngir fexe nag ba élaborer ab stratégie boo xamante ni dana tax ba mu mën a yër nan la réew yi di doxalee waaye itam effort yi ñuy def lu jëm ci wàllum investissement ñuy fàttali ne rapport Doing Business 2020 mu ngi doon placé Sénégal téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu place bi Sénégal ci jamono jooju daal di gagné lu toll ci fukk ak juróom-ñetti place. Habib Ndaw bu observatoire de la qualité des services financiers addu jëmee ci dogal boobe banque mondiale jël jëm ci aj siiwal gi muy siiwal rapport Doing Business ci gis-gisam luy baax la ci réew Afrique rawatina réewum Sénégal dem na sax bay fàttali ne am na rapport Doing Business boo xam ne atum 2013 dañu ko génne woon la mu ci waxoon Sénégal njiitu réewum Sénégal di Macky Sall da ko weddi woon ñu déglu ko moom Habib Ndaw ci micro Mamadou Fall. Le président Macky Sall 2013. rang bi ñu joxoon Sénégal muy 178e rang mondial moom daf ko contesté woon donc lu baax la le fait que banque mondiale suspendre ko parce que. lu baax la ci Sénégal. waaw lu baax la ci Afrique yëpp. waaw ci pays yi nga xam ne ñu ngi jéem a ut koom-koom parce que su note bi baaxul dafay tax fay lebi mu jafe te taux bi ñu lay appliqué gudd. ñun nag Sénégal fii lan lañ def ci Doing Business léegi mun nga toog sa bureau. yow homme d'affaires bi nga fay impôt par internet beneen bi ci des
am na bureau d'information sur le crédit boo ñëwee di leb dina am transparence danañ xam ne yow mii fii ak fii jaar nga fa avant donc yooyu yëpp ay avancées la. ñi nga xamante ne ji ay couches vulnérables lañu mu di ñu néew doole ñu farewul fenn état bi daf leen di war a bàyyi xel bu baax a baax ci programme yi muy teg ngir xeex wàllu ñàkk ci réew mi loolee mooy gis-gisu njiital cellule Kongat Axe Nord point focal bu réseau promotion santé mentale moom Samsidine Badji xam le ne daal ñooñee nga xamante ne jikkoon sësuñu ci kenn ñu naan leen ci tubaab ay couches vulnérables rawatina ñi àndul ak seenum xel dañ leen di gannaawal ci programme yi état bi di teg te ñu ko soxla lañu ñu soxla ñu leen taxawu lañu Ousseynou Diop. cellule Kongat bi nekk ci diwaan Ndar Géej seqoon waxtaan ak waa Thiès Louga ak Matam seen ndaje bi nag daal dañuy waxtaan ci lu jëm ci wàllu lay soqali réew mi. jafe-jafe bi ñu nemmeeku mooy état bi liggéey yi nga xamante ni da koy amal lu ci bare askan bi nga xamante ni dañu néew doole du leen ci boole moo tax nag jafe-jafe am ba koom-koom bi xaw na sax. abi chaque fois da ngeen di dégg ñu état nee na on a investi tant de milliards on a investi tant de milliards mais am na ñoo xam ne gisuñu seen bopp pourquoi parce que tout simplement état bi mënul dem fenn partout que ñun ñooy wër fu nekk ñooy nekk ak nit ñi donc ñun ñoo mën a xam ñan. ñoo am ay problème ak ñu doon am problème. ci seen i kàddu nguur gi ñi nga xamante ni dañu néew doole boole wuñ leen ci seen i programme bokk na ci ñooñu ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel ñu jàpp ne sax région bu Saint-Louis amul benn bërëb boo xamante ni mën na leen fay dajale ngir mën leen a jàppale. soo jëlee toute la région de Saint-Louis xool leen amul benn centre d'accueil ku feebar da nga war a si yóbbu sa malade jusqu'à Dakar Thiaroye Fann affaire yooyu wala Thiès alors que feebar xel mun na dal ku nekk. même su la dalee yow mën na daal sa mbokk. cellule Kongat bi nag mu ngay ñaax nguur gi mu bàyyi xel bu baax a baax askan wi nga xamante rawatina ci dëkk yi nga xamante ni dafa gën a sore ñu ni nag loolu. kuréel a ngi gu tudd association Aar Lac Rose ci diwaanu Lac Rose la ñu nekk ñoo tëgg seen gémmiñ di woote ak wàllu ndax nee nañu barab bàkk ni ko gaa ñi def buñ ko seetaanee ci yàqu la jëm lu fa nekk ci pàkk gaa yi dagg nañu ko fàkk dëkk li ci des ñu jaay ko te bu ñu ci wéyee. liñ ko xamee woon ci wàllu tourisme dafay dem baraaf tax nag ñu bëgg ñu xam leen fi dëkkuwaay yi yem ak fi zone touristique ba yem bu ko defee mu di doon barab boo xamante ne ji ba léegi ci wàllu tourisme dana ci am dayo reportage foofee ca Lac Rose Abdou Diouf Diagne image Ahmadou Bamba Samb. Lac Rose nekk fa soriwul dara océan bi ay jallu suuf ak ay filawoo daal di koy wër bërëb bi nga xam ne nag touriste yu bëri dañu fay ñëw te li ko gën a siiwal nag di rallye Paris Dakar moom mi nag tey ji bu ñu deful dara léegi mu daal di naax saay fii nit ñi war di dalloo léegi ay tabax moo koy wuutu lu ni mel nag tax waa association Aar Lac Rose daal di fëgg seen gémmiñ di woote wàllu. ba ñi nga xam ne tey jóg nañ pour jëm a yàq Lac Rose si wàllu urbanisation anarchique si bâtiment yi ni mu fiy poussé ñu ne lii bu continuer Lac Rose dina naxasaay moo tax association bi jóg pour fexe fépp foo xamante ni tey ji espace la bu nit ñi xalaat jëmbat fa tax fa bâtiment ñun ñu def fa ay garab parce que dafa bokk si l'écosystème du Lac Rose mais dafa bokk si tamit si environnement bi mais si attraction touristique bi ba bokk si suñu cadre de vie parce que ni garab yi di naxasaay si àdduna bi tey ji bu fekkee Lac Rose tey ji suñu diwaan yi defuñu suñu participation non seulement dinañ perdre le Lac Rose mais tamit dëkkuwaay bi fii dina gën a métti ëllëg. fexe ba xam fan la lac boobu nag daal di yem lu ni mel rek moom moo mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne nag tey jii bërëb boobu mu ngi koy jànkonteel la te it bu naax saayee ndaw ñu bëri dinañu ñàkk seen liggéey. waaw parce que xeex bi ni xeex li nga tax mu koy gën a métti mooy fu waay neex rek day samp ni moo ko moom wala fu waay neex ni moom moo ko jënd wala moom la ko maam jox extra te loolu lépp dafay nekk si bassin humide bi nga xam ni da daan am ndox tey ji da nga am zone yoo xam ne da ngay dem gis fa ay piquet si biir ndox mi alors ñu doon ñaan état du Sénégal bu fekkee ñun ak commune bi muy le maire bu fekkee mën nañu délimiter Lac Rose avec des bornes comme ñi mu am si yeneen parc naturel yi ay bornes ak ay tableaux de signalisation yoo xamante ni mën nañ def réserve du Lac Rose xam ni waaye ku fay nar a samp dara wala nga fay tabax wala ñu nar faa jaay dinañ la kat sëñ bi fii moomuloo ko fii réserve du Lac Rose la. ngir nag delloo gannaaw ñi nga xam ne nag ñoom ñooy saaxee suuf soosele association Aar Lac Rose nag daal dinay samp garab yu bëri ñu daal di wër bërëb boobu nga xam ne nag ñu bëri ñoom ñoo fay ñëw ngir di féexlu. waxtaane wàllu tàggat yaram ak basket afro basket bi ñeel jigéen yi ñu koy amalee ca Cameroun Sénégal tey jii basket na ñaareelu matsam Égypte la doon dajel moo ko gañe da ko dóor 78 ci 63 gaynde Sénégal ak ndam loole ñu am terewul am ñu yëkkati seen kàddu di xamle ne ci ñi basketee bari na ci yu ñu war a jooyandi Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal moo jiitu ci groupe C Afrobasket 2021 bi dafa dóor Égypte bi mu ko doon xëccool 78 ci 63 ginnaaw jongante bu metti ndam loolu tax na Yacine Diop ak i ñooñam
jàll ci quart de finale yi. man dama leen di wax rek jërëjëf ngeen ko continuer ñu ñaanal supporter ñu pour ñaan yàlla mu yombal ñu Afrobasket bi ñu gagné ko ci jàmm ñibbisi ci jàmm indi leen ndam li. gaynde yi nag yombalul dara seen jongante ndax ay passage à vide mu bokk ci lu ñu war a saafara. il faut qu'elle soit plus lucide. il faut qu'elle soit. faaw gaynde yi gën a dal ràññee fi ñu war a accélérer jeu bi wala wàññi ko équipe bu bëri ay ndaw laa yor moo tax jafe-jafe boobu ñu ci ëpp di soog a ñëw ci Coupe d'Afrique gis nañ rëq-rëq yi fas yéene nañ ci indi saafara. il y a quelques points yu doivent s'améliorer. Sénégal dina jouer quart de finale am alxames bii ñu am ñaari fan ngir gën a defaruwaat. phase nationale yu final ONCAV football nañu ko fële ca diwaanu Kees stade Maniang Soumaré bu Thiès dañ ko doon footballé dëkkandoo bu Louga moom moo ko gagné kam ca doon dajal di R100 bu Kees benn bal ci dara la ko dóor ñu teewlu kàddu yi Mouhamed Ndiaye di entraîneur bu dëkkandoo ak kii di Abdou Diop entraîneur bu defar R100 Cheikh Anta Diop moo leen interrogé. match bu neex parce que d'abord may leen ma aussi ma sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sunu ñaari waajur bon victoire tey bi nag man maa ngi koy dijee koo xam ni ñun lañ ko moom lañ ñu dénkoon mu vraiment def sacrifice ànd ak soxnaam ñëw pour galvaniser ñu pour que xamal ñu ne lu muy metti fu ñu nekk ma nga fa muy Serigne Aline Diop kon coupe bi tey moom laa ko may franchement de le félicite beaucoup. C'est une équipe boo xam ni depuis 2006 lañ ko créé boobu ba léegi je suis à la tête de l'équipe j'ai gagné tous les coupes à Louga sauf la coupe nationale aujourd'hui yàlla def na ni gagné nañ ko kon vraiment maa ngi félicité le président du club Cheikh Abdou Ndiaye di féliciter le maire de la ville de Louga ak le président du conseil départemental ak tous les Lougatois ak mag ñeneen ca koñ ba nga xam ne ñu ngi yor seen course di ñaan sa seeni ñaan yàlla di ko nangu kon ñu ngi leen di gërëm vraiment di féliciter tous les dirigeants parce que ils n'ont mélangé aucun effort lépp lu ñu amoon ci ay moyens def nañ ko merci pour que équipe bi def ay résultats kon vraiment ñu ngi remercier tous les dirigeants ak tous les supporters. foofee mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média sant leen gërëm leen 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci tubaab ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.